والود والخدم حمد وشكر وتقبل الخدم. kon nag ma ngoog ginnaaw rek li nga xam ne moom moo di bàkk bi damay daal di ànd ak yéen dégtal leen li nga xam ne moom moo di le quotidien ngir ñu daal di xool ni ki tey ana lan la daal di indi tey ci li nga xam ne moom moo di xëtam bu njëkk affaire Sonko loolu la daal di wax Wade sans massage maanaam ki nga xam ne moom moo di la Pape du Soppi nataalam bu yànj ak Ousmane Sonko moom la sax la yéenekaay bi daal di indi tey ci li nga xam ne moom moo di xëtam bu njëkk mu mel ni sax la mu indi bokk na ca kàddu yi ki nga xam ne moom moo di maître Abdoulaye Wade Sonko a manqué de prudence et a été piégé loolu la Abdoulaye Wade nekkoon njiitu réew fii ci Sénégal daal di wax tey te yéenekaay bi nga xam ne moom moo di quotidien daal di koy xëy tey ci li nga xam ne moom moo di xëtam bu njëkk mu mel ni rek manque de prudence la daal di dawal moom Ousmane Sonko waaye itam dañ ko daal di teg dil maanaam dañ ko piégé ba daal di gàll lool ci ndoddam loolu la Abdoulaye Wade daal di wax moo tax yéenekaay bi ni kat Wade sans massage mu mel ni rek yéenekaay ba yemu ca waaye utali na ca Guinée la fa xew mooy rek feeñ nga xam ne wopp ji di Ebola feeñati na fa mu di épidémie le Sénégal en alerte yéenekaay bi ni kat fi mu ne ni ana ban taxawaay la Sénégal fas yéene jël ak wopp ji nga xam ne feeñ na foofee nga xamante ni moom moo di ca Guinée ginnaaw wopp ji di Covid 19 loolee di Ebola daal di feeñ fa nga xamante ni moom moo di ca Guinée le quotidien loolu la daal di xëyee ni ki noonu ñu daal di ànd ak beneen yéenekaay yi mu mel ni source a lay daal di doon source a ci xëtam bu njëkk ba tey des ci la Pape du Soppi nataalam la indi ci xëtam bu njëkk ni kat il y a problème maanaam daal jafe-jafe am na problème am na ci li nga xam ne moom moo di coow li topp ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko le boss du PDS parle des faiblesses d'Ousmane Sonko. Est-ce un lapsus? Sinon à quelle faiblesse fait-il allusion? ana lan la bëgg a tuddee li nga xam ne moom moo di ñàkk prudence bi nga xamante ni moom moo am ci Ousmane Sonko. il y a problème moo tax yéenekaay bi daal di wax lu ni mel waaye itam yéenekaay bi nee na kat Abdoulaye Wade yemul ci li nga xam ne moom moo di manque de prudence ma ngay évoqué itam li nga xamante ni moom moo di piège boo xamante ni moom Ousmane Sonko ca la daal di daanu mu di piège bi nga xamante ni tegal nañ ko mu di ndëgg sërëx ngir rek indil ko ay gàllankoor ci taxawaay bi nga xamante ni am na ko ci langue politique bi fi nga xamante ni moom moo di Sénégal la waaye maître Moustapha Dieng sur la possibilité ou non pour Ousmane Sonko de refuser d'être soumis à un test ADN mu di laaj boo xam ne xëy na daal di sampo mu mel ni maître Moustapha Dieng indi na ci nag ay leeral ci ni ko yéenekaay bi indee moom source a laata muy utali fa nga xamante ni itam moom moo di ca Guinée ngir àddu ci Ebola ji nga xamante ni feeñ na fa waaye itam ci wopp ji nga xamante ni moom la ñuy dund ci réew mi ak Covid 19 di fësal ni Sénégal jot na enregistré lu toll ci fukki nit ak ñett yoo xam ne ci diiru ñaari fan ñàkk nañu seen bakkan ci wopp ji nga xamante ni moom moo di Covid 19 niki noonu ñu daal di ànd ak Vox Populi ba tey ci coowal Ousmane Sonko waaye ba tey kaddu yi ki nga xamante ni moom moo di la Pape du Soppi moom maître Abdoulaye Wade Sonko a manqué de prudence et a été piégé maanaam daal fi mu ne nii yéen kaay ba yemu ca ndax ginnaaw loolu itam la mu wax mooy ne son inexpérience a été exploitée par un adversaire puissant et futé qui connaît ses faiblesses ka nga xam ne moo tegal moom Ousmane Sonko ay ndëgg sërëx di way kujjëm amaana ñu bokk li nga xam ne moom moo di langue politique gi dafa daal di xool rek fa nga xamante ni foofee boo gàll góose ca Ousmane Sonko waaye itam foofee la ko daal di jaar moo tax moom maître Abdoulaye Wade ma ngay wax ni je condamne cette façon d'éliminer un adversaire politique ma ngay ñaawlu bu baax a baax ci anam bi nga xamante ni noonee la gisee noonee la ñuy tegalee ndëgg sërëx ñi nga xamante ni ñoom ñoo di way kujje yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci wàllum politique gi fi nga xamante ni moom moo di Sénégal le temps des émotions Sonko je ne poursuivrai pas Adji Sarr je lui pardonne moom Ousmane Sonko àdduna ni kat moom baal na àq ki nga xam ne moom moo di Adji Sarr di ko toppee dara ndax lii mu def lii lépp rek amaana xëy na dañu daal di foye li nga xam ne moom moo di ñàkk matam ak gone gi mu newoon gone moo tax xëy na mbir yi daal di àgg foofu waaye lii di dàkk de Médina Gounass ku ne xam na ne ci weeru février bi lañ ko waroon a amal yéenekaay bi fësal na ginnaaw bi ñu amalee ab lël mujj nañu ko dàq ba ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mai bi nga xam ne moom la ñuy dëgmal ci atum 2021 loolu la Vox Populi indi tey ci altine ji fukki fan ak juróom ci weeru février atum 2021 acte 2 du massage parlementaire loolu critique yéenekaay moo ko daal di xaatim mu mel ni tey ci altine ji mooy ñaareelu séance wala boog ñaareelu rencontre bi ñu war a amal ngir rekk tànn ñi nga xamante ni ñoo fas yéene def ak saytu fas yéene càmbar li nga xamante ni moom moo di dossier bu Ousmane Sonko laata rek ñu yëkkati li nga xam ne moom moo di mbalaanu kiiraayam loolu la yéenekaay bi daal di indi ni maître Wade condamne Sonko maanaam daal xaw na ñaawlu lool li nga
xamante ni xëy na Sonko jot na ko def ci xëy na ñàkk gën a yeewu ci acte yi nga xamante ni def na ko wala bokk ñàkk mën ñaaw njort ci ñi nga xam ne tey ñoom ñu bokkal langue ko politique gi ndiki doon itam mu mel ni lii quotidien loolu la daal di xëyee je condamne cette façon d'éliminer un adversaire politique moom maître Abdoulaye Wade ñaawlu na ci anam bi nga xam ne noonu la gisee jàpp ni noonu la ñuy faagaagale ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk langue ko politique gi waaye rawatina ñi nga xamante ni ñoo feggu ci way kujje gi loolu la daal di wax moom lii quotidien ni kat loolu la Abdoulaye Wade daal di gis ci coowal Sonko ak ki nga xamante ni moom moo di Adji Sarr waaye yemu ca maanaam manque d'expérience bi moom maître Abdoulaye Wade àdduna ca ni kat moom la ñu daal di exploité ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo di adversaire u Ousmane Sonko waaye di fësal moom maître Abdoulaye Wade ni kat parti PDS mi ngi ñàkk d'accord ci li nga xam ne moom moo di levée wu immunité parlementaire ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko di wax ni kat les parents de la masseuse convoqués pour enquête loolu la yéenekaay bi di lii quotidien daal di indi ni ki tey ci li nga xam ne moom moo di xëtam bu njëkk ni ki noonu ñu daal di ànd ak tribune yéenekaay ñëw ci maître Abdoulaye Wade ba tey ak nataala moom ak Ousmane Sonko maître Wade flaire le piège contre Ousmane Sonko loolu la yéenekaay bi daal di wax ni kat j'ai le sentiment qu'il a manqué de prudence et a été piégé moom maître Abdoulaye Wade daal di d'accord ci piège bi nga xamante ni moom la ñu tekk Ousmane Sonko mu di ndëgg sërëx bu nga xamante ni bu ñu xoolee Ousmane Sonko daf ca daal di mujj dal la waaye ba tey ci biir yéenekaay bi moom Mamadou Ndoye bu LD Debout mi ngi wax ni kat il y a la main de l'État dans cette affaire moom nee na kat lii topp Ousmane Sonko ak lii ko dal état bu Sénégal loxo ba takk na ca rip loolu la daal di wax moom Boubacar Camara moom itam daal di bind benn lettre ki nga xamante ni moom moo di président Macky Sall waaye itam yéenekaay ba yemuñ ca nee na kat de jeunes marabouts de Léona Niassène dénonce une cabale loolu la yéenekaay bi daal di indi laataa muy àddu itam ci wopp ji nga xam ne moom moo di Ebola daal di feeñ fa nga xamante ni moom moo di ca Guinée mu ni kat maanaam ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa ñàkkagum seen bakkan waaye yéenekaay ba yemu ca ma ngay àddu itam ci accident bu metti bu nga xamante ni jot na am diggante ñetti oto yi nga xamante ni dañu daal di tase ci la nationale 3 ñeenti nit daal di cay ñàkk seen bakkan juróom-benni nit itam am ci ay gaañu loolu la yéenekaay bi daal di wax ci xëtam bu njëkk waaye itam ci biir yéenekaay bi ma ngay àddu jëm ci le vaccin la solution ultime pour freiner le décompte macabre mu mel ni rek lii di ñàkk gi moo mën a fàcc wopp ji nga xamante ni moom moo di Covid 19 ci wopp ci faat gi nga xam ne mi ngi koy faat ci réew mi di Sénégal loolu tribune yéenekaay daal di indi niki tey ci li nga xam ne moom moo di xëtam bu njëkk mu mel ni niki noonu ginnaaw tribune yéenekaay dañuy daal di ànd ak direct news bi yoon daal di ñëw ci ki nga xam ne moom moo di Boubacar Camara ma ngay àddu itam ci li nga xam ne moom la ñu gàll ci ndoddu Ousmane Sonko Boubacar Camara interpelle le président Macky Sall nee na kat cette affaire est truffée d'épaisses zones d'ombre maanaam daal lii topp Ousmane Sonko am na lu ca lees waxul lu bare bari loo xamante ni jotagut a leer waaye yéenekaay ba yemu ca vos faux amis vous supplient de le faire arrêter il vous entraîne vers une instabilité de notre pays maanaam daal ma ngay wax président Macky Sall na def nànk ñi nga xam ne ñi ngi koy bëmax ak bëgg koo dugal ci loo xamante ni amaana bu ci duggee ak Ousmane Sonko amaana mën na jural réew mi ay jafe-jafe ak li nga xamante ni moom moo di ay gàllankoor ba tey ci biir yéenekaay bi coowal Ousmane Sonko ak maître Abdoulaye Wade nee na kat j'ai le sentiment que Sonko a été piégé victime de son inexpérience maanaam daal Ousmane Sonko dañu ko daal di tegal ay ndëgg sërëx ba mu daal di daanu ci biir loolu moo topp ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko maître Abdoulaye Wade moo waxee nu ni mel direct news loolu la ñu daal di dégtal ni ki tey ci li nga xam ne moom moo di xëtam bu njëkk ni ki noonu ñu daal di ànd ak réew mi quotidien ba tey ànd ak maître Abdoulaye Wade Sonko a manqué de prudence et a été piégé ba tey loolu la daal di wax maanaam daal dañ ko daal di tegal li nga xam ne moom moo di ndëgg sërëx waaye ma ngay fësal moom maître Abdoulaye Wade di fësal ni kat maanaam PDS tey la gën a lànk ci li nga xam ne moom moo di lever immunité parlementaire bu Ousmane Sonko nee na itam controverse autour d'un prélèvement de sperme le leader de Pastef pardonne à Adji Sarr yooyu yëpp nekk ay mbir yoo xam ne gis nañ ni feeñ na ci li nga xamante ni moom moo di coow li topp Ousmane Sonko waaye ñeenti nit yi ñàkk seen bakkan ca Guinée te wopp ji di Ebola daal di leen jël après le coronavirus Ebola à nos portes loolu la yéenekaay bi réew mi quotidien daal di indi ni ki tey ci li nga xam ne moom moo di xëtam bu njëkk accusation de viol au salon Sweet Beauté l'exclusif loolu la daal di indi ci xëtam bu njëkk ni kat les 3 victimes d'une feuilleton maître Abdoulaye ki nga xam ne moom moo di Macky Sall Ousmane Sonko ak Adji Sarr loolu la yéenekaay bi
daal di indi niki tey ci li nga xam ne moom moo di xëtam bu njëkk laataa muy àddu ci Wade a-t-il enfoncé Sonko ba xam maître Abdoulaye Wade lii mu wax dafa gën a dugal Ousmane Sonko naam wala déet laaj bu samp la ci biir l'exclusive ginnaaw rek bi mu àddoo daal di wax ci li nga xamante ni moom moo di coowal Ousmane Sonko waaye campagne de vaccination contre la Covid-19 la Banque mondiale approuve son premier financement à l'Afrique mu mel ni rek Banque mondiale taxaw na teem ngir dugal kopparam ci Afrique ngir rek ñu mën a jotandi ci li nga xam ne moom moo di vaccin yi ngir mën a wattu li nga xam ne moom moo di wér-gu-yaramu askan wi niki noonu ñu daal di ànd ak l'observateur 2 armes à rayon X sur la tête de Sonko risque de poursuite par le doyen des juges et le juge du 8e cabinet le leader de PASTEF le parquet et le crime d'appel à l'insurrection semaine décisive pour le chef de file des patriotes mu mel ni ginnaaw rek yekkataan ga nu koy toppee ni moom la daal di def soxna Adji Sarr mu mel ni dañ ko toppewaat di nga xam ne bu wattuwul moom Ousmane Sonko lii di appel à l'insurrection ca génn ga ñu génn ñenn ci ay ñoñam ngir rek toj ak a yàq lu bare bari ci Ndakaaru gi ak yenn ci ay gox ak i goxaat fi nga xamante ni moom moo di Sénégal ñu daal di ànd ba tey ci biir l'observateur ma ngay àddu ci prise en charge hospitalière de la maladie Covid-19 alerte rouge dans les hôpitaux les Sénégalais meurent faute de lits de réanimation mu mel ne fii ñu toll ci Sénégal dañoo ñàkk nag désormais li nga xam ne moom moo di ay lits de réanimation ñi nga xamante ni wopp ji léeg-léeg da leen di sonal ba nga xam ne ci salle de réanimation lañ leen di faxataal di dugg ngir mën a wattu rek li nga xam ne moom moo di seen wérgi yaram en route vers l'impasse loolu Walf Quotidien moo ko daal di fësal ci xëtam bu njëkk jëm ci ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko dossier Sweet Beauté Spa mu ne kat comment Sonko pourrait compliquer la procédure ana lan moo fas yéene jural Sonko ay gàllankoor ci li nga xamante ni moom la ñu koy toppee mu di li nga xam ne moom moo di yàkkataan tukkee ci ki nga xam ne moom moo di Adji Sarr loolu la yéenekaay bi daal di wax waaye accusation de viol le certificat médical qui blanchit le leader de PASTEF le mot sperme n'apparaît nulle part dans le rapport du gynéco loolu la li nga xam ne moom moo daal di fës ginnaaw rek bi nga xam ne fajkat yi àddu nañu par rapport ak la feeñ ci ki nga xamante ni moom moo di soxna Adji Sarr couvre-feu accord de pêche rareté du poisson l'économie de la mer à terre waaye tam ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllum napp ñoom itam fi mu ne mbir yi metti na lool te tar ci seen wet ndax gisatuñu daray comme ci li nga xam ne moom moo di seen liggéey réaction de maître Abdoulaye Wade Sonko a manqué de prudence et a été piégé loolu la daal di wax fi mu ne daal Ousmane Sonko dañ ko daal di tegal ay ndëgg sërëx ndax ñàkk prudence bi nga xamante ni moom la doon doxee ci wàllum politique gi ba tey ci biir yéenekaay laas loolu la daal di xëyee jëm ci kàddu yi maître Abdoulaye Wade maître Wade juge Sonko loolu la yéenekaay bi daal di wax j'ai le sentiment que Ousmane Sonko a manqué de prudence et a été piégé apparemment son inexpérience a été exploitée par un adversaire puissant et futé qui connaît ses faiblesses mu mel ni daal dañu daal di jouer ci li nga xam ne moom moo di faiblesse am moom Ousmane Sonko ba daal di gàll lu ni mel ci li nga xamante ni moom moo di ndoddam waaye PDS di taxaw temm ni kat d'accordul benn yoon ci ñu daal di lever lalli malaanu kiiraayu ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko bëggul ñu jébbal ko li nga xamante ni moom moo di yoon ndax lii nu koy toppee piège la ndëgg sërëx la tukkee ci ñenn ci ay adversaire am yoo xam ne dañoo xool fa nga xamante ni foofee la mbir yi yombee ci moom ñu daal di fay jaaree daal di koy taqal lu ni mel la cette affaire va nous ouvrir un grand boulevard vers le palais en 2024 loolu Ousmane Sonko moo ko daal di wax coow lii daal dina ko permettre ñoom ak ay ñoñom ñu daal di dem directement fa nga xamante ni moom moo di palais de la République ci atum 2024 bi nga xamante ni moom la ñuy dëgmal loolu la laas yéenekaay yi indi niki tey ci li nga xam ne moom moo di xëtam bu njëkk niki noonu ñu daal di ànd ak les échos ñëw ci xëtam bu njëkk ni kat nous sommes dans une phase très tendue loolu nag jëm na ci wopp yi nga xam ne moom moo di Covid-19 docteur Abdoulaye Bousso moo wax lu ni mel di directeur du COUS mu wax lu ni mel ni kat chaque cas positif peut générer théoriquement 12 nouvelles contaminations c'est énorme nous avons plus de cas graves et plus de décès maanaam ni ñu ko gisee ak wopp ji law bu gaaw bi muy law ci réew mi waaye itam na nga xamante ni noonee la ñuy amee ay cas graves noonee la ñuy amee li nga xamante ni moom moo di ay cas de décès waaye ba tey ci biir les échos ñu ngay seen itam ba tey maître Abdoulaye Wade ak ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko Wade souligne son inexpérience ses faiblesses et son manque de prudence li nga xam ne moo doonoon ay rëcc jëm ci Ousmane Sonko ba ñu daal di gàll lii ci ndoddom ci loolee la kii nga xam ne moom moo di Abdoulaye Wade daal di ñëw muy ko amul expérience ak ay faiblesse am ak li nga xamante ni moom moo di manque de prudence loolu la les échos indi ni ki tey ci li nga xam ne moom moo di xëtam bu njëkk ni ki noonu ñu daal di ànd
ak enquête yéene kaay ba tey ci teg gi ñuy teg loxo jamono ji jëm ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di les partisans de Sonko yéene kaay bi di enquête ñëw ni àddu ci xëtam bu njëkk les dessous d'une traque ana lan la lees waxul ci jàpp yooyu nga xam ne ñi ngi koy jàpp ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ay militants yu Ousmane Sonko. Le ministre de l'Intérieur est à la baguette des arrestations de responsables de PASTEF. La police détiendrait des audios et des éléments compromettants contre ces militants. Arrestation hier à Saint-Louis, à Dakar et à Pikine. Confidence sur les échanges entre Macky et le khalife des Mourides mu mel ni rek ni ñu ko gisee kilifa diine itam dem bay àddu ci nees mën a def ba daal di indiwaat jàmm ci réew mi nga xamante ni moom moo di Sénégal. J'en veux pas à mon accusatrice Ousmane Sonko daal di wax lu ni mel ni kat jéggal na ki nga xamante ni moom moo di Adji Sarr ndax fi mu ne dafa jàpp ne rek dañu daal di utiliser gone goo xamante ni amaana matam dafa des ngir daal di koy tegal li nga xamante ni moom moo di ay ndëgg sërëx. Wade allié de Sonko loolu l'évidence moo ko daal di wax ci coow li nga xam ne moo ko topp moom Ousmane Sonko. PDS taare ko ci maître Abdoulaye Wade ma ngay wax ni d'accordul benn yoon ci ñu daal di lal li nga xam ne moom moo di mbalaanu kiiraayam. Chasse aux responsables de PASTEF loolu itam yéenekaay bi ñëw na ci ñi nga xam ne ay militants yu Ousmane Sonko la boobu ba tey gis na ni yoon mi ngi leen di teg loxo benn par benn ci ay gox ak i goxaat yu wuute fi nga xamante ni moom moo di Sénégal. Tir groupé contre l'État loolu la yéenekaay bi daal di wax ci jamono ji nañu ko gisee ñi nga xam ne ñi ngi àddu jëm ci li nga xamante ni moom moo topp Ousmane Sonko contre l'État. Refus du test ADN. PASTEF dit craindre une manipulation étatique. Maître Abdoulaye Wade, j'ai le sentiment que Sonko a été piégé. Mamadou Ndoye ex-LD détecte nee na kat la main invisible du régime ba tey ma nga jàpp ni maanaam état bu Sénégal taq na laale na ci li nga xamante ni moo topp Ousmane Sonko. ñoo lànk contre la liquidation politique de Sonko kuréel boobu itam di ñoo lànk taxaw temb lànk nañu nee na duñu d'accord benn yoon ñuy faagaagal ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko. Dakar de Médina Gounass Covid-19 moo tax ñu daal di koy reporté daal di koy yóbbu ci li nga xamante ni moom moo di ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mai atum 2021 bi nga xamante ni moom la ñuy dëgmal. mu mel ni Sud Quotidien yamu ca ma ngay addu itam ci week-end macabre ndax benn ka accident boo xamante ni ñeenti nit jot nañ ci ñàkk seen bakkan juróom benn nit am ci ay gaañu-gaañu ñeent ñi nag seen ay gaañu-gaañu doon ay gaañu-gaañu yu métti yoolu la yéenekaay bi daal laataa muy wax ni benn ul maanaam daal moo daal di faat lu toll ci juróom benn nappkat fa nga xamante ni moom moo di ca Ndar niki noonu rek dañ koy daal di jeexale ak yéenekaay bi nga xam ne moom moo di Dakar Times dafa daal di utali ci Guinée wax ci wopp ji nga xam ne moom moo di Ebola. Une nouvelle épidémie d'Ebola déclarée en Guinée par l'OMS wu mel ni doon na lu bir ginnaaw bi ñu gisee organisation mondiale de la santé biral na ni kat Ebola épidémie la feeñ na fa nga xamante ni moom moo di ca Guinée. Le Sénégal un pays à risque loolu la yéenekaay bi daal di wax waaye yemu ca nee na autorité sénégalaise yi dañu war a jël li nga xam ne moom moo di ay mesures ngir sécuriser li nga xam ne moom moo di suñu ay frontières ngir rek daal di éviter yenn ci ay nit yoo xam ne am nañu wopp ji laata ñuy dugg ci réew mi nga xamante ni moom moo di Sénégal di jóge fa nga xamante ni moom moo di ca Guinée. Organisation mondiale de la santé moom itam daal di lancer li nga xam ne moom moo di alerte waaye gouvernement bu Guinée jël na ni ki démb ay dogal ngir rek daal di éviter li nga xam ne moom moo di propagation bu wopp ji nga xamante ni feeñ na ci Guinée mu di li nga xam ne moom moo di Ebola. loolu moo doonoon ni ki tey li nga xam ne moo doonoon li gënoon a fës ci yéenekaay yi waaye itam tënku bu baax a baax ci li nga xam ne moo doonoon suñu pàcc bi njëkk mu di la revue des titres di dalalaat képp koo xam ne yaa ngi ñuy topp ci lu ñu yëg ak yëgul di sant Seydina Ousmane Mbodj ak ki nga xam ne moom moo di Chine ci seen gunge bi ñuy gunge ci li